man Abdou Ndaw laa tudd nekk un jeune sénégalais bon jeune relativement jeune hein maintenant parce que yàlla ci mbaaxam ñu ngi waaj a dugg ci suñu 50 ans kon je suis relativement jeune nekk Modou Modou ñëw Italie ci le 16 novembre 2004 bi ma ñëwee yàlla ci mbaaxam dimbale ñu xamante ak benn couple sénégalo-italienne ñoom ñu amoon benn émission bu tudd Black Emotion ci Rete Brescia ñu jël mu may ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom di dox ak ñoom ba yàlla dimbale ñu aussi ci jamono jooju ñu xamante ak beneen sénégalais ànd ak moom pour benn cabine téléphonique boo xamante ni ci cabine téléphonique boobu dama koy rappeler tout le temps bi ñu ko jëndee ba pare bi ma ñëwee toog li ma njëkk a wax mooy fii moo war a nekk le point boo xamante ni problème bu africain am bu fi ñëwee war na mën a am solution bi après ma ne pourquoi moo ko tuddee problème plutôt je dois l'appeler besoin ma articulé waat mbir mi ne kon dafa war a nekk point boo xamante ni besoin bu africain am bu fi ñëwee war na mën a trouver solution bi après j'ai commencé à lister un certain nombre de services ci biir services yooyu traduction de documents amoon na ci cours d'initiation à l'informatique amoon na ci transfert d'argent amoon na ci mais location conteneur aussi amoon na ci alors j'ai recherché ku ci nekk un fournisseur ci transfert d'argent bi ci comme location conteneur bi donc bi ma trouvé benn forwarder parce que boo xamee un peu le transport maritime ni organigramme bi dafay taxawee dafa am ñu woowee la compagnie comme tey pour ne pas faire de publicité MSC nga xam ne moom compagnie la Grimaldi ak Hapag-Lloyd ak CMA Maersk Line yooyu yëpp ay compagnie lañu ci suufu compagnie yooyu dafay am lu ñu woowee les forwarders yi tey mën nañ ci lim ko mel ni Roberto Bucci nga xam ne ça fait presque boobu ba léegi maa ngi liggéey ak ñoom ci suufu forwarders yi mu am les shippers mu mel ni ñun donc bi ma retrouvé benn forwarder mu wax ko ne ko man dama bëgg di commencer di louer conteneur mu ñëw rencontre ñu ci cabine téléphonique booba sax yàlla xam na ne dégguma italien bu baax mu commencé ki ma nekk loolu boobu temps ci cabine téléphonique bi moo ma doon interpréter mu wax ko man waa ji li ma bëgg mu wax italien bi li ma bëgg service bi ma bëgg bi ma bëgg a développer mu d'accord ci ak man gunge ma ci ñu commencé liggéey ma toog ci cabine bi di louer conteneur mais boobu temps dama fi fekkoon aussi ñu nekkoon ci liggéey boobu ay ñu mag ñu am doole ñu xamante ni aussi Sénégal yëpp xamoon nañ leen respecté woon nañu aussi ci liggéey boobu d'ailleurs sax pour anecdote franco-napolitain bi nga xamante ni moom mooy la responsable forwarder bi mu ñëwee taxaw daf ne ma non man mënuma liggéey ak yow parce que simplement dama am kenn ko xamante ni ça fait 15 ans ñu ngi liggéey man ak moom ci mënuma xëy suba tey rek bàyyi ko di liggéey ak keneen donc dama ko jox exclusivité ma ne ko ah boobu mu ne ma woy mu ne ma pour reetanloo ma mu ne ma soo bëggee su ma koy luyee conteneur 100 euros yow 150 euros laa la koy luyee ma ne ko d'accord na alors à l'époque j'ai loué un conteneur par année te ay béninois laa ko doon luyee yàlla di def ñuy dox ndànk ba cabine téléphonique doxatul ñu jaay cabine téléphonique bi alors j'ai pris une table benn chaise ordinateur ak benn imprimante yóbbu ko sama néeg bi ma dëkkoon di commencer di continuer même service yooyu sama biir néeg boobu clients yi di commencer di yokk ndànk ci wàllu location conteneur ñuy am ñaari ñett ñeent 5 clients xam nga parce que voilà environnement bi gënoon na dépouillé di ñuy gën ñu di ci bàyyi xel ñu commencer ci am tour donc clients yu bari commencer yow di ci fekk si ba un soir franco-napolitano ci boppam mi nga xamante ni moom mooy manageru Franco Roberto Bucci woo ma un soir ne ma Abdou yaa ngi Brescia ma ne ko wax mu ne ma demain matin dama bëgg ñu ñëw ñu dajee 7 heures du matin ci hôtel Continental benn hôtel bu nekk Roncadelle ma dem fekk ko fa mu ne ma écoute kooku moo xoon la ne la man ak moom sama partenaire la woon depuis 15 ans muy fii dañ doon liggéey nekkatu fi léegi dama bëgg nag yow nga porter liggéey bi comme ça ñu jàppale la ma ne ko d'accord alors ma ne ko man idée bi ma am mooy au lieu de reste d'avoir des bureaux nga xam ne dama ciy nekk rek
ku bëgg conteneur ma loué la ko. Je voudrais avoir un grand magasin nga xam ne sama client yëpp dama leen di mën a dugal ci biir magasin bi nga xam ne dama leen di jéem a gérer au moins à 360 degrés 360 degrés yi mooy bu ñu ñëwee ñu jox leen place bu ñu amul fourgon ñu jox leen fourgon ñu dem dajale seen ay bagages indi bu matee ñu jox leen conteneur et on fait toute la documentation. mu ne ma loolu c'est une très bonne idée ma ne ko mais man aw ma lu ma jëlee kon aw ma lu ma loué magasin mu ne ma demal nga xool magasin may dem di xool ba gis benn magasin bu ma doy wax dëgg yàlla la ma yaakaaroon sax ni aw ma lu ma jëlee magasin yàlla yombalal ma magasin boobu à travers su ma benn xarit yàlla dimbale ma mu dimbale ma moom ci boppam ñu am magasin boobu après ñu commencé fa dajale clients yi di leen jox di ànd ak ñoom def liggéey bi on était dans les années 2011 2012 n'est-ce pas ñu créé société bi tuddee ko Xelmi Head Office de Ndaw Abdou donc mu nekk service mu nekk société boo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci wàllu location conteneur donc ñu nekk fa 2011 muy géej yi ñu jël magasin boo xam ne ëpp na 3200 mètres carrés on avait un très bon volume de conteneurs par semaine macha allah di fa liggéey boole clients yi nga xamante ni ñu ngi ci yeneen dëkk yi di xamuñu ñu ba Sardeña n'est-ce pas am nañu client Mor Thiam Sarsari n'est-ce pas client Bamba Diagne ñu dëkk ba tudd Olbia n'est-ce pas am nañu ay clients un peu partout en Italie ñu leen fay envoyer ay conteneurs mais ñi ci ëpp quand même chaque week-end dañuy nekk ci magasin bi ñoom chargé seen ay conteneurs donc vraiment ñu def ci de fil en aiguille ñu am ci tour am ci wax dëgg yàlla tour boo xamante ni nit ñaa ngi ci doon bàyyi xel bu baax a baax ñu di ci liggéey ba 2014 moo ubbi beneen plateforme Pontedera fële ci Pisa ci Toscane bi def fa suma cousin Babacar Tox di suma mag ak suma beneen mag Badara Ndiol ñu téye ko di ko gérer ñoom aussi 2016 ñu ubbi Paris n'est-ce pas ci Blanc-Ménil bi aussi bàyyi fa sunu xarit Waly Ndiaye ak Ousmane Wade aussi ñoom ñu nekk fa di ci yëngatu donc ñuy dox ba mujj gi ñu xam ne Italie moom xam nga ni muy tëddee ñu ne bon 2020 dama am objectif man 2020 su ma ci àggee damay tëj Xelmi Office tëj la plateforme de Guédi et la plateforme de Paris. Pourquoi may tëj la plateforme de Paris? Parce que le temps ne me permettait plus may dem tout le temps Paris di ñëw mais aussi Paris dafa am beneen particularité boo xam ne xëy na mënuñu ko wax fii ci interview bi moo tax ma amoon option tëj ko. Guédi ma tëj ko parce que dafa commencé woon jéggi dayoo yàlla ma yàlla jéggal ci waxin bi parce que dafa demoon ba finalement boo ñëwee Guédi muy nekk 3200 mètres carrés amuñu fu ñu teg bagage dañu dem ba jardin bi nga xamante ni jardin bu mag la woon rafet dañu ko mujjee dagg daf ko ay place yenn bureau yi nga xam ne occupé wuñu ko dañu ko mujjee daf ko ay place alors affaire bi commencé jël benn dimension boo xamante ni dafa commencé jéggi dayoo ba pare sénégalais yi wala africains yi nekk aussi xeet bu naqadee gérer parce que boo leen waxee ne leen un mois bu jot na ngeen arrêté ñu def organisation magasin bi nettoyé ko rangé waat ko aussi kenn du la ci topp mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni mbalit mi commencé woon di fa bari risques yi di commencé woon di augmenter ma wax leen comprendre ñu man leen dama koy arrêté alors loolu moo tax ma arrêté ko en 2020 ñëw fii à Brescia loué sa magasin laa nga xam ne depuis 2015 maa ngi ciy topp parce que ça c'est un magasin spécialisé pour les chargements de conteneurs depuis 2015 maa ngi ciy topp di ci daw yàlla def aussi bi may tëj Guédi mu yombalal ma ko aussi ma récupéré fii ñu tëj Xelmi Office créer la nouvelle société qui s'appelle Bëlëb Shipping donc moom moo nekk fii à Brescia mu nekk une société boo xamante ni yàlla man la teg ci bopp bi mais am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax gis ngeen boo ñëwee fii ci Guédi ci magasin bi fii di nga gis ñu ciy jàpp di ci liggéey ak Pontedera ñu fa nekk aussi ñu ngi ciy jàpp di ci liggéey et que je peux dire que macha allah clients yi ñu amoon yëpp Guédi dañoo topp si fii aussi bon c'est vrai que ñoom aussi am nañu ay quelques jafe-jafe maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax am nañu ay jafe-jafe tey fu ñuy chargé ñoom conteneur parce que ñoom ñëppay ñëw fii di ko wax Abdou abandonné nga ñu mais amuñu fu ñu chargé conteneur mooy leen non war ngeen ko mun a am il suffit juste su ngeen dem benn place loué ko et puis gàddu responsabilité bi parce que tubaab bi aussi dootu ñu nangu
nit ñi di àndandoor par ay 20 50 100 places 100 personnes ci benn kapanoone loolu aussi dafay ëpp mbalit mi dafa bari parce que tubaab yi ñoom li ñuy woowee mbalit ak ñun li ñuy woowee mbalit bokkul donc yéen tubaab yi bu ñu accès fii bu mbir mi daal sama kaw lay dal am nañu ko ci comprendre vraiment dem uti seen ay place ñun ñu leen di yónnee conteneur ba léegi donc am na ci ñoo xamante ni léegi-léegi ñu ñëw fii dajale fi seen ay bagages chargé ko mais dañuy chargé bu ñu paree bale et puis dem seen yoon melatul comme ni nga xamante ni génn loolu la donc daal liggéey bi loolu la depuis mun naa ne kon depuis 2010 ba léegi maa ngi loué ay conteneurs di ko joxe un peu partout en Italie un peu partout même dans le monde ci nit ñi ñu ngi ciy topp nit ñi ñu ngi ciy xam gëm nañu suñu ay service di ci ànd ak ñun ci 2014 boobu mu nga xam ne ci laay bi may ubbi Pontedera ci laa commencé aussi def mes propres chargements. Pourquoi may def mes propres chargements parce que simplement am na ñoo xamante ni bu ñu déggee ne Abdou Ndao mi ngi ci conteneur yi bu ñu amee bagage dañu ko koy jox bu ñu ma ko joxaan dama koy jox sama client ne ko écoute kii kat sama xarit la dafa am oto bu mu bugg yóbbu yóbbul ko après man ma gérer ko mais xam nga une fois conteneur bi génn Sénégal ba àgg Dakar génn Italie ba àgg Dakar man contrôlé tuma ko ma commencé woon di ci am ay jafe-jafe mu tombeek jamono joo xamante ni aussi moom su may jeune frère yu nekk Sénégal yoo xam ne jàngatuñu woon et tout je me suis dit mais écoute xaaral ma yokk ci beneen service mooy def du groupage def nos propres conteneurs donc loolu aussi yàlla ñu ci dimbale wax dëgg yàlla fii ci Brescia ñi ci ëpp ñoom ñun la ñu wëru ñun la ñuy jox seen bagage mais du Brescia rek dañuy dem ba Milan dañuy dem ba Vicenza di jëlee ay bagage fu nekk mais dañuy spécialisé wu plus nag ci ay entreprise wax dëgg yàlla ñu ngi invité entreprise sénégalaises yi nga xamante ni seen ay matières premières fii lañ koy jëlee Italie à ce que ñu contacter ñu parce que ñu ngi koy def ak entreprise yu bari mënu ma leen citer fii parce que c'est de la publicité mais ñoom xam nañ ñun xam nañu donc ñu ngi invité aussi ñeneen ñi ñu ngi tànn la mais aussi à d'autres sociétés yoo xamante ni ñu ngi nekk Sénégal di jëlee ay produits fii Italie bu ñu contacter dinañ leen ko traitel dem jëli ko indi ko chargé ko yóbbu ko dem livrer leen ko ci seen ay magasin comme aussi les sociétés italiennes yi nga xamante ni aussi dañuy envoyé ay bagages Sénégal aussi buñ ñu ko joxee dinañ leen ko yóbbul ci anam yi gën a sell yi gën a wér ci délai yi gën a wóor yi nga xamante ni dañ ko mën a yóbbu aussi génne ko livrer leen ko donc en résumé loolu mooy li nga xamante ni mooy liggéey bi n'est-ce pas donc ça mu démarré l'aventure a commencé en 2010 ci cabine téléphonique bu nekkoon ci via Solferino ba tey ñu ngi fii ci via Angelo Canosi fii ci Brescia di ñaan yàlla ginnaaw bu ñu ko santee bu baax a baax ma julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yokk n'est-ce pas mu yokku parce que ñun day ci loolu rek lañ nekk ci liggéey rek lañ nekk. maa ngi tudd Dame Thiongane voilà nekk fii Brescia ci magasin Bulb Shipping di liggéey ak monsieur Abdou Ndao bu su client bi ñëwee d'abord je le reçois bu ñëwee ok wàccee bagage am quantifier ko teg ko voilà wax ak moom ba ñu déggoo ci prix ma jël ko enregistré ko voilà fu ma koy enregistré mooy suma bordereau de bord bi ma yore nii ci laa koy enregistré jël son nom moom mi ma indil bagage yi le nom de la personne bi mu koy envoyé ak numéro téléphone am voilà donc personnalisé ko personnalisé bi mooy par exemple maa ngi doon def léegi benn liggéey sa kanam damay jël turu ki koy jël Sénégal ak numéro téléphone am teg ko ci élément bi bind ko ba mu leer ba nga xamante ni bu yeggee Sénégal bu ñu ko déchargé dinañu mën a xam kii diw moo ko moom ak numéro téléphone bi ñu koy contacter en plus accompagnement bi ñuy def ci bordereau bi pour yónnee ko waa Dakar. bon Brescia ñu ngi fi ñëw ren ci 2021 bi mais ça fait 3 ans ak léegi maa ngi liggéey ak Abdou bi ñu nekk Guédi
du temps de Helmi. On fait notre chemin, on se trouve bien, ñu ngi liggéey di dóor sunu waar di nekk ay jeunes yoo xamante ni ambitieux am lu ñu teg bëgg ko pousse mu dem. Voilà, conseil bi may jox clients yi rek mooy ñu gën a jàpp ci liggéey bi ba nga xamante ni mooy bu ñu leen waxee prix ñu bañ a yaakaar ne prix bi ñu leen wax dafa ëpp ci bagage ñoom yu ñu indi parce que dañu toll ci jamono yoo xamante ni les conteneurs coûtent excessivement cher. Voilà, donc client bi su ñëwee indi bagage am ñu jël ci soin taxawu ko defaral ko ba mu yegg charger ko mu dem. Donc je pense que cela n'a pas de prix nañuy jéem a góorgóorlu tuuti ci prix yeen ñi wax ñu koy jéem a respecter les clients. waaw man Moussa Thioune laa tudd quoi dëkk Brescia xam nga di fi indi bagage ci Abdou nekk ci moom yàgg naa ak moom di liggéey ak moom indi mu may yóbbul daanaka ci kër gi laa dëkk sax man nekk naa fi tamit wax dëgg yàlla amuñu benn problème dëkk fii suñu kër la daal suñu lépp la daal macha allah dañu ñaan yàlla rek yàlla def ci tawfeex te fii nii place bi yàlla ñu dund ba mu nekk ay place te xéewal am ak lépp am ci daal macha allah. am na ñu gis ni suba du leer am na ñu wet am ñu xëy seen yaakaar taas am na ñu jom ba ñu juddoo ci ndool ñu gis lu metti am na ñu xaat am na ñu seeda su ma yëgoon ni waral waa kër gi may ma di ko gis fi ma mageel tollu ci man maa ngi tudd Mbidou Diagne Abdou sama gaañ la société bi ma mi fii dalay ñëw war na mat presque plus de 10 ans maa ngi fiy ñëw depuis bi Abdou nekkee Guédi. Bon, je me suis trouvé très bien avec Abdou bagage yi naa ko dugal dina yegg ci jàmm léeg-léeg sax moo ma ko yóbbul ba sama kër te franchement service bi nekk na service boo xam ne confortable na am na sécurité te Abdou wax dëgg yàlla dafa fonk liggéeyam quoi waaw ndax gars yu bëri ñi ngi dugal mais léeg-léeg dañu ci yàgg di jàkkoonteel ay problème quoi man Brescia am na ñu ma daan dugal bu njëkk mais léeg-léeg dañ ci daan am ay problème mais bi ma commencé dugal ci Abdou ba léegi wax dëgg yàlla sama bagage dina dem à temps dina yegg dinaa ci jot te du am benn problème waaw franchement moom chapeau Abdou société bi moom désormais ñun waa Brescia suñu société lañ ko def quoi parce que ñun ñëpp ku ci nekk suy yóbbu Sénégal koo wax rek danaa la demal ci Abdou Ndaw parce que moo gën a wóor loolu daal laa amul ci lu may wax ci société bi te di ko ñaanal nag mu nekk affaire bu jik ko mu dem ba nekk multinational bu mag a mag Sénégalais yëpp gis ci seen bopp. te ma ba ko fi ni mes am na ñu waroon dem ca teel am na ñu weet Sono Hajiman Lawrence, coffee da Ghana, sono qua in Italia da quasi 20 anni, sto facendo un contagna, però è stato con questa azienda quasi 10 anni fa, quando avevo il loro deposito a Guédi, cioè una delle cose migliori che abbiamo trovato è questo ragazzo qua, questa azienda qua. Una volta uscito bloccato di montagna, tutte le cose lì, è l'unico che ha aiutato noi per andare avanti e mettere a posto le cose da lui. Come abbiamo traslocato questo nuovo deposito, speriamo tutto va bene, almeno riusciamo a fare le cose giuste. È uno che aiutarsi quando hai problemi con montagna, tutte le cose che se non vanno bene lui aggiusta e mette a posto. Cioè, siamo contenti, abbiamo trovato il nostro posto qua, speriamo che avanti, cioè, la gente vengono a lavorare con questa ditta, una ditta che è una seria, non è come altre ditte che tu chiamano, sì, ci vediamo domani, arriva Contagna, dopodomani non arriva, Dugana dice così, ma una persona che fa le cose giuste, speriamo, cioè, tutti le preghiamo, mettiamo insieme le mani, aiutiamo questa azienda per andare avanti, speriamo Dio dà mano a tutti e andiamo avanti a fare le cose giuste. Grazie. This being a damn
ci leen la doon xaare yaakaaruñ woon lu dul ci yow tuutu nga tekkee fu sore nga jóge. Moussa Thiam laa tudd. waaw man nag maa ngi yëngutu ci affaire wu BTP lu mel ne ay machine ay poquelin ay bétonnière waaw affaire wu transport man ci yooyu laay yóbbu Dakar ci yooyu laay yëngutu quoi. waaw léegi nag gars yi moom service bi vraiment ñu sérieux lañ parce que bagage yu bëri yu may am ñoom laa koy jox ñoom ma koy yóbbul waaw depuis biñ nekkee géej yi ba tey xam nga gis naa ñu sérieux lañ quoi parce que da nga leen di woo rek wax leen ne la am naa bagage wax leen fa bagage bi nekk ñoom ñooy def tout quoi dem jëli bagage bi yóbbu ko Dakar xam nga doo ci am benn problème vraiment bi ma dalee jëflante ak ñoom ba tey man vraiment kontaan naa quoi seen liggéey. léegi coono bi ma daan am bu njëkk nga xam ne dama daan am bagage am ay problème yu war ko jëli war ko yóbbu Dakar war a cee am yenn kii léegi dama leen di woo rek wax leen fa bagage bi nekk ñoom comme ça ñu jëli ko yóbbul ma ko ba Dakar quoi. waaw gars yi nag ñoom vraiment ñu sérieux lañ quoi depuis bi ma dalee liggéey ñoom ba léegi vraiment kontaan naa daal. yaa doon seen gaynde Dakaruma ak ñoom ndax nit la fi génne dëggoon nga fi. Ciao a tutti, sono Bernard. Io con questa società ho quasi 5 anni che lavoro con loro, ma mi trovo molto meglio, nel senso che come gestire container, come ordinare, loro sono puntuali, sono perfetti. Ragazzi, ti dico, uno come queste società non si trova mai da nessuna parte. Amoon nga fi gisoon nga fi dandoole fi yaakaaroon ni dandoon nga fi bokkoon na fi te ji ñu la fi génne. man la Dame ñu may woowee Ziggy man maa nekk fi ci Abdou Ndaw maa ko fi nekkal bara doom Sadama waaw Sadama nag da sama métier man waaye dama ko bëgg sama bopp ndax bagage yi bagage Afrique la moo tax nag ñu war a wax ne ñëpp war a doon bokk da nekk benn góorgóorlu jàppalante Sénégal jëm kanam waaw fii nag amul xiiro amul ŋaayoo fii ñëpp fi nekk ci jàmm te am jàmm nekk fekk suñu mag ju baax joo xamante ne léeg-léeg mu rompale Abdou Ndaw waaye waa ju baax la yaa ngi dégg ñaanal ko moom jàmm ñëpp gis seen bopp daal dëgg yàlla fii moom fi nekkee ba léegi yàlla dimbali maa ngi sarde coow amul wax amul te lu fi waay yefe rek na doon wërsëgam lu fi waay jëlee rek na doon wërsëgam quoi waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal borom place bi mu dem ba am place boo xamante da nga jox ay opéra moom mu toog Sénégal Abdou ñëpp nekk ci jàmm Abdou Ndaw nag waa ju baax la Dame tamit waxi nopp dañuy kaf di ree nous sommes ensemble nu ko tubaab bi di waxee ñëpp benn lañ fi daal dañuy kaf dañuy ree bu liggéey jot dañuy liggéey moo tax nag waa Sénégal nag war a jéem a góorgóorlu xam ne ñun fii dañuy daj moo raw mburu ci fourneau dëgg yàlla sonn nañ lool ngi si jéem a jàpp transitaire yi jàpp leen ci bagage yi métti na liggéey bi jafe na waaw da ngay xëy di kërti ba guddi jot nga war a tëdd nelaw ji ngi noonu daal yaa na yàlla defal jàmm ngeen am jàmm ñëpp nekk si jàmm wasalaam. mënuñu def reportage bi nag ci remercier wuñu d'abord nos clients nos partenaires man damay wax tout le temps que man Abdou Ndaw aw may clients ay xarit la am j'ai des amis parce que tout le temps xarit mooy ki nga xamante ni lu mu xelaat dafa la koy ñëw wax
bu méttee mu ñëw taxaw bu kontaanee mu ñëw taxaw te man loolu laa séq ak ñi nga xamante ni ñoom laay wooyee tey communément samay clients wala sumay xarit je passe plus de temps ak ñoom donc day revenir rek pour dire que pour confirmer que ñoom sumay xarit la ñu dama ci leen di beral jaajëf bu baax du ma leen lim parce que boo limee da ngay juum mais ils vont se reconnaître benn par benn à travers ces paroles maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla lépp lu ñu def ren yàlla na ko yàlla yokk déwén lépp lu ñu am ren yàlla na ko yàlla yokk déwén ci fànn yëpp ci wàll yëpp ba nga xamante ni yàlla mën na ko yàlla def ñooñu dama leen di beral cant bu baax a baax a baax mais je vais remercier aussi mes collaborateurs ki ci jiitu ci sama collaborateurs yi di nekk suma soxna nga xam ne léeg-léeg daf may laaj rek mu ne man jabar laa wala man employé laa ma ne ko ñaar yëpp nga jàppaat rek dina baax mais dama koy fàttalil tout le temps benn wax boobu la ma ko waxoon su ma ko fàttalee man ma dëgg la mooy dama ne ko woon toogal téel ma njaboot gi man ma dem uti xam nga su ma ko fàttalee rek ma ne ko dem uti boobu ñu ngi ci yow yaa ngi téye njaboot gi kon loolu la tey ñoom am nañ seen ay kër Italie mais mënuñu vivre fii parce que simplement moom mooy gérer liggéey bi yëpp Sénégal n'est-ce pas te dafay liggéey su wàccee bureau am 4 heures dafay dem ci magasin bi dafa lay nekk ba 7 heures mu doog a daw këram bëgg dafa reer bëgg a encadrer ay doomam donc loolu yëpp bëgg ko mu koy porter vraiment moom laay jiital ci jaajëf yi maa ngi koy jiital di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak borom këram mais sàmm ko sàmm njabootam lépp lu mu ci def rek boo léegi yàlla na ko yàlla dimbali jaarale ko ci ay njabootam ñu fayee ko ko. ñi nga xamante ni tout au début du projet ñu ngi fi woon n'est-ce pas muy Babacar Toor Badara Ndiol Dame Thiongaan ak ñi nga xamante ni ñëpp jaar nañ fi. te nekkatu fi aussi ñu ngi remercier di leen ñaanal ci ca nekk fa nga nekk aussi yàlla na la fa yàlla yokk ba nga yëg ko donc di remercier vraiment les Sénégalais n'est-ce pas di remercier les Ghanéens les Nigériens les Ivoiriens n'est-ce pas maa ngi remercier vraiment presque toute l'Afrique de l'Ouest nga xam ne ñoom ñëpp vraiment ci ñun la ñuy jaar pour jël seen ay conteneurs ci ñun la ñuy jaar pour ñëw ut place ci ñun la ñuy jaar pour liggéey ci liggéey boobu ñu ngi leen di remercier mais maa ngi remercier aussi mon partenaire qui est Roberto Bucci xam ne j'ai fait presque plus de 11 ans ak ñoom te vraiment dara ñaawul parce que respecté nañ ñu bu baax a baax jox ñu suñu cër nga xam ne fépp fu ñu bëggee conteneur ñoom ñoo ñu koy jox ci moment yi ñu toll nii nga xam ne conteneur vide amatul dafa rare parce que tous les conteneurs vides sont en Afrique et pourquoi il faut l'expliquer parce que simplement conteneurs yi bu ñuy dem en Afrique dañuy duy ba fees dem mais bu ñuy retourner comme effet contraire bi amul c'est-à-dire que amul lenn lu ñuy jëlee Afrique di ko indi Europe donc les bateaux retournent vides et par conséquent les conteneurs dañuy des en Afrique tey conteneur vide amul mais tey man chaque lundi on m'écrit Roberto Bucci m'écrit pour me dire wax ñu ñaata conteneur nga am parce que yow yaay priorité ñu xool nombre bi ñu am ñu génne sa wàll ba pare dooga xool ñu def donc loolu ça fait plaisir maa ngi leen ciy remercier bu baax xëy na naam xëy na liggéey bu ñu yàgg ak ñoom te di ko teg ci yoon moo tax loolu am mais quand même lu ci mën a am rek pour man marque de considération la ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax man daal maa ngi remercier ñëpp di santat yàlla bu baax a baax ndax yàlla fii lu fi waaye am rek ak lu fi waaye réussir rek yàlla la du xam-xam du doole du am njàng du fit du pexe lu fi waaye am rek yàlla sunu borom la kon nag yow yàlla sunu borom ñu ngi lay sant bu baax a baax di la sant bu baax a baax di la santaat bu baax a baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal aussi sunu ay waajur ndax yar nañ ñu yar boo xamante ni xëy na day tax ñuy teg wax dëgg di def dëgg parce que li may wax tout le temps nit ñi ne leen sama collaborateur yi dama leen wax tout le temps ne leen lu mënta xew ak lu munul am dee leen wax li nga xamante ni moom mooy dëgg nit ñi naa leen même maara day taali boo leen jëleen conteneur sax jox ko nit mu jël ko conteneur ba seey sax maara day taali il faut dire au client conteneur bi seey na bu meree bu kontaanee bu kaasee wax nga ko liy dëgg après ñu doog a dem autre solution donc dëgg daal pour man mooy li nga xamante ni mooy sunu sacerdoce
mooy vraiment taxaw ci di wax dëgg ak di def dëgg. accident nag ci liggéey mënta ñàkk erreur mënta ñàkk mais bu amee dañ koy toog waxtaanee ko lépp lu ñu ci war a def pour saafara ko dinañ ko def pour saafara ko donc daal ñun loolu mooy mbir mi affaire bi du rek bisogno di essere bravo dobbiamo essere i migliori loolu mooy li nga xamante ni mooy suñu slogan mooy cerchiamo veramente a essere i migliori xam nga donc ñu ngi ci wax dëgg yàlla di ci góorgóorlu di ci am nag ay mag yoo xamante ni daanaka liggéey bi laalewuñu ci sax mais léeg-léeg dañuy ñëw sama bureau fii toog waxtaan ak man jox may conseil jox may orientation vraiment ñun aussi maa ngi leen ciy remercier bu baax a baax di leen ñaanal yàlla aussi yàlla fayal ma leen jërë ngeen jëf. am nañu xëy ca suba teel am nañu